dama bëgg li may njëkke mooy sant yàlla ci xéewal yi ma defal di sant président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour kóolute gi nga xam ne moom la def ci sama man mii depuis ñu teg ko ci kanamu réew mi def na ma fi ministre secrétaire général du gouvernement defaat ma ministre d'État bi nga xam ne moo yore li ñuy wax agenda national de transformation mooy gis-gisam bi mu gis pour nu ñuy soppee Sénégal ñaar fukki at ak juróom yi di ñëw kóolute googu nag coppaangol ga mooy tey nii bi ma defee ma nekk njiitum jëwriñu réew mi di premier ministre aw sas la waaye sas la woo xam ne dama koo jàppe ne loo xam ne sas woo war a jàpp ndax man sasama sa nekk li nga xam ne moo nekk ci sama biir liggéey ndax sas woowu maa ngi ko jëlee ci yar gin ma yare ci sama biir kër maa ngi ko jëlee tam ci école bi nga xam ne muy Prytanée militaire de Saint-Louis nga xam ne ñoom seen bàkk lan la mooy wut xam-xam pour mën a nekk koo xam ne da ngay nekk jëwriñ ci réew mi da ngay nekk koo xam ne soxla sa réew mi la tax a jóg sas woowu tam ni nga xam ne jàppe naa ko mooy ne am naa ñeent fukki at yoo xam ne def naa ko banque centrale ci loolu nag laay yanoo yan gii ñu ma teg tey ma bëgg nag sargal rafetal liggéey bi nga xam ne def nañ ko ñaari at yu weesu yi nga xam ne moo tax ñu am li ñuy tuddee agenda national de transformation téere boobu ñu tabax président de la république fësal ko octobre 2024 ñu defar fi master plan muy yoon wi nga xam ne jàpp nañ fukki at yi di ñëw incha allahu ci la ñuy jaar ñu defar fi li ñuy wax programme de redressement économique du Sénégal jubbanti kom nga xam ne dafa war a mën a tax sénégalais yi ñëw ànd ñoom ñëpp ñu defar réew mi ci lan ci koppar yoo xam ne war nañ koo wut ñu defar fi itam li nga xam ne muul nañ ko ci ni ñuy doxale réew mi juróomi at yi di ñëw loolu lépp nag ñu ngi ko def ci loo xam ne président de la république moo ko sumb moo ko digle ba pare dénk ko premier ministre bi nga xam ne moo fi newoon di Ousmane Sonko mu daal di koy doxal te man la ma ca liggéey mooy ne liggéey naa ko premier ministre Ousmane Sonko nekkoon ministre secrétaire général du gouvernement après nekk ministre d'État nekk ci keppaaru président de la république dama bëgg nag fësal li nga xam ne président de la république solo gu mu yanu pour ne sas la boo xam ne def na ko boppam mooy ñi nga xam ne danoo dogu woon ci Sénégal démocratie dox fi nga xam ne am na ñoo xam ne dem nañ ba ñàkk ci seen bakkan rawatina alternance bu mujj bii 2024 président de la république nee na ci lépp lu muy yor ci réew mi loolu du jóg mukk ci xelam sas bii ñu ma jox nag danaa ko door nga xam ne danaa wéeru ci réalisation jëf yoo xam ne yu fës la yu gouvernement bi doxal ci ndigalu président de la république te waxoon naa ko léegi muy vision 2050 lenn tam reddition des comptes mooy ne ngalawaay képp koo xam ne tooñ nga réew mi wala def nga lu warul danañ ko defanteeg yow ci awale ko ci yoon te loolu yàgg na tam leneen ak yeneen yoo xam ne ay lu fës la ci koo xam ne bëgg nga xool réew mi nun ko doxale ñaari at yi te conseil des ministres daanan ko fa fàttali te tam président de la république heure bu jàkkaarloog askan wi dana fàttaliku li nga xam ne liggéey na ko réew mi nag dafa nekk ci jamono yoo xam ne jamono yu am solo la ndax ñun ñëpp daf ñoo war a wér ñu def ko ci sun xel ñu koy nelawe bu ñuy gént sax ñu koy génte bu ñuy yeewu ñu koy yeewoo mooy ne am na yu bari yu jàmp yu nekk ci réew mi mel na ne kopparu réew mi ñépp xam nañ ne koppar yi ñu bàyyil ak ni mette nga xam ne bor yu metti lañ ñu bàyyil
te loolu am na jeexintal ci koom-koom bi am na jeexintal ci nit ñi ñu xam ne tam fële di Moyen-Orient guerre boobu am diggante Iran ak États-Unis ak Israël ay jeexintalam commencé na te mi ngi ñëw te loolu dana laal lépp loo xam ne ni mi ngi jëm ci courant ak lépp lu jëm ci essence ak gasoil dana laal tam njëgu produit yu bëri loolu nan xam ne ni dëkk yépp laal na leen ñun nag danañ jéem suñ kéemtalaay kattan ak président de la république noo xam ne ni danañ wàññi li mu war a mën a laale waa Sénégal et xam nañ ne tam jafe-jafe yi nga xam ne am na ci front social bi ak syndicat yi ak li nga xam ne ni ñu ngi koy laaj gouvernement bi def na ci lam ca war a def waaye situation bi nu am ci koppar réew mi moo tax lañ ca bëgg a def lépp defuñu ko loolu tam nan koy bàyyee xel ñu bàyyi xel tam li ñu wër ci dëkk yi rawete na ci penku bi nga xam ne ni situation bu mettee nga fa loolu lépp day mbir yoo xam ne ni waa Sénégal buñ ko jàppee waratun tal leneen lu dul géewoo ci li nga xam ne ni jàmp-jàmp yooyu mi ngi sunu wet may fàttali ne lépp lu ñuy doxal ci réew mi ci vision Sénégal 2050 lañ koy jële mooy gis-gis boobu nga xam ne ne président de la République moom la bëgg sénégalais yi fileeg 2050 mooy fileeg ñaar fukki at ak ñeent mu nekk li nga xam ne ne mooy leeral sunu yoon li nga xam ne ne sunu jëfi bis bu ne sunu jéego bu ne ci loolu lañ ko war a def xalaat ko te loolu ñu fàttalike bàkk ba ca nekkoon mooy ne dañoo bëgg réew mu mënal boppam bëgg réew moo xam ne ne day yamale ñépp bëgg réew moo xam ne ne tam dana naat waaye boole ci tam sunu cosaan ak sunu aada ñu takku ba dëgër bañ cee bàyyi dara buñ ko mënul soqali agenda bii nag Sénégal 2050 bi ñu war a doxal gis-gis bu bees la ndax bari na ay plan yu fi aw bii nag ñetti kënu lan ko teg ñetti jën muy ñetti poto yu dëgër ba ca njëkk mooy fexe sénégalais yi seen jafe-jafe yi ñu faj ko ñaareel ba fexe ba jubal jubbanti nekk loo xam ne ni moo law ci réew mi ci li jëm ci jëflanteeg nit ñi li jëm ci jëflanteeg gox-goxaanu réew mi ak li jëm tam ni ni yore réew mi ba kumba am ndey kumba amul ndey bañati fee am ñetteelu jën wi ñetteelu poto bi nga xam ne ci lañ ko nar a defare mooy moom sa bopp ci lu jëm ci koom-koom ci lu jëm ci sun doxalanteem digganteeg yeneen réew yi waaye tam ci lu moom loo xam ne suñu cosaan ak suñu aada loo xam ne dañ ko war a dekkali Sénégal nag daa nekk ci diggante boo xam ne diggante bu war a xool bu baax la loolu nag dama koy fàttali ñépp danoo war a ñëw daje nekk benn mu nekk ñi nga xam ne ñi ngi ci fii biir réew mi ñu nekk bitim réew ndaw ñi jigéen ñi ñi nekk ci kaw gi ñi nekk ci taax yi ñi nga xam ne ñi ngi ci société civile ak sunu kilifay diine yi ak sunu kilifay aada yi ñun ñëpp danoo waroo ñëw géewoo réew mi pour que li ñu ci war a liggéey ñu liggéey ko loolu tam danañ ko def daal di yeesal sunu pas-pas ci li nga xam ne ni ñu ngi ko jëmale ci sunu yeneen dëkku Afrique te ñun danoo am bàkk ci Afrique bàkk ba mooy lan mooy jàmm ji am ci réew mi nga xam ne ni amul seetlu xeet amul seetlu cosaan amul seetlu lenn danoo ànd nekk benn leneen li tam mooy démocratie li mu jaral sénégalais ba du ci bàyyi dara loolu nag aw bàkk la wax ne am nañ ko bitim réew ñu ngi ñaan fii ñu toll ñépp xam ne bàkk woowu tam nanu fexe ba dara du ca wàññeeku ndax Afrique ngi ñuy xool waa àdduna ñu ngi ñuy xool lii président def nag du ne dafa bëgg changer yoon wan jëmoon ci li nga xam ne projet bi moo taxoon ñu fal ko déedéet daa bëgg changer doxalin rek mooy méthode ba
daa bëgg tam mu am cohérence institutionnelle mooy lan mooy ne ku ci ne xam ka nekk ca sa kaw ak kan moo nekk ca sa suuf te lépp ànd ci worma. mu bëgg tam gouvernement bi ni muy doxale liggéeyam nekk loo xam ne lu mucc ayib la. loolu rek a tax président de la république lii mu joyanti ko waaye loolu nag du wàññi dara ci ni nga xam ne lu mu fasante wala nag réew mi fasante koog moom ci projet bi te loolu du ca wàññi dara fasante boobu. danañ ñaan ñépp rek ñi nga xam ne àndoon na nag moom ñu mobiliser wu ci programme Diomaye président nga xam ne li nga xam ne mooy ëkk wa ko téye woon doon parti politique bi ñuy wax Pastef loolu la bëgg ñu àndaat ci ña ko séqoon séq ko Pastef tam yoonam wam ca amoon mu am ko ca. dama bëgg nag dalal xelu ñi nga xam ne ñooy njiitu ay entreprise fii ci biir réew mi dalal xelu ñi ñuy jëflanteel muy suñ partenaire technique et financier yi dalal xelu ñi nga xam ne indi nañ seen alal ci biir réew mi jóge bitim réew. Sénégal réew mu wóor la. Sénégal réew mu jata wóolu la te Sénégal dana fexe ba nekk réew moomu nga xam ne lan ko doon xoolee démb dara du ci soppeeku. lii nga xam ne nag sas wa wun ma jox ne ma nekk ki nga xam ne mooy nekk njiitu jëwrin yi day loo xam ne maa ngi ko nangu ànd ceeg toroxlu waaye ànd ceeg dogu te li ma yombalal mbir yi mooy ne dama am yaqiin ne loo xam ne lu ma gëm la ne intérêt réew mi rek moom moo taxoon président de la république lu mu def depuis le 2 avril 2024 mën naa seede ne intérêt réew mi ko tax a jóg fexe rek ba doxalinu réew mi nekk loo xam ne ànd naag lam waatoon ci kanamu Sénégalais yi. ma bëgg jeexal nag samay kàddu di feddali cant gu amul àpp ci président de la république di leen fësal sama dogu yëkk ci président de la république ne lépp lu may doxal lépp loo xam ne maa ngi ko yor ci kanamu jëwriñu réew mi danaa ko def ak li ñuy tuddee loyauté mooy ne defal ma def bàyyil ma bàyyi te loolu li ko yi réew mi jiital jox ko kàddu gi kàddu googu fileeg réew maa ngi koy wóolu ku nekk ci ginnaawam da nga ko war a defal li ci tegu tëm loolu lépp dañ koy def te am naa leer na ma ne ci intérêt réew mi ko tax a def. may sant samay waajur sama baay bi nga xam ne ma nga tey àllaaxira ak sama yaay pour valeur yi nga xam ne moom lan ma nàmpatale nga xam ne ay valeur la yoo xam ne toroxlu la te mu wóor ñu ne ñu ëllëg dañu taxaw ci sunu kanamu biir ba borom layoo la nga xam ne def nañ ko fii ci àdduna. may jeexal di wax kàddu borom bi subhanahu wa taala ndax mi ngi wax ne ragal leen bis boo xam ne da ngeen dellu ci seen borom te ku ci ne da nga fa fekk sa pay te pay googu yàlla nee na du ca wàññi du ca yokk maa ngi leen sàkku seen ñaan te di ñaan yàlla mu aar Sénégal aar ñi nga xam ne ñoo ko jiite wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre nga baal ñu rek xam nañ ne Sénégal ñaari fan dong la toog te amul premier ministre tey ñu